asalaamaaleykum mbokki Sagata asalaamaaleykum waa Sagata am mbégte ak contentement ànd ak yéen comme ni ñu ko daan defee seen émission jotaayu dëkk bi ñoo ciy dalal tey koo xam ne daanaka kenn mu dootu ko présenté fii ci dëkk bi di un homme politique boo xam ne ñëpp xam nañ ko muy monsieur Modou Fall ñu ngi lay ziar. ça va bien ñu ngi lay delloo ziar. ñu ngi lay bàyyi nga nuyu mbokki internet yi ñuy seetaan. waaw maa ngi nuyu téléspectateur yu Sagata TV yëpp di nuyu mbokk commune Sagata yëpp di nuyu monde entier bi yëpp aussi tamit. monsieur Modou Gueye Fall waaw ñun de dañu doon laaj question bi première question bi nga xam ne lay posé mooy. bëggoon nañu xam lan moo la dugal ci politique ak yan ambition nga ci amoon wala bu yan nga ci am ba léegi. waaw politique maa ngi ci dugg 2014 laa ci duggoon nekkoon PDS doon milité PDS 2014 laa engagé comme responsable politique di jàppale madame Ndeye Gueye Cissé ci élection locale 2014 yi ambition yi ma ci am nag mooy lu développer Sagata waaw le développement de la commune de Sagata daal mooy sama ambition mooy sama bëgg-bëgg mooy sama yéene loolu moo ma dugal ci politique moo tax ma di ci dox di ci wax di ci xeex. waaw loolu de gis nañ ko waaw ñun ñu bëggoon xam ba xam ambition yi ba léegi yaa ngi koy tenir ba léegi. waaw ambition yi tey laa ko gën a tenir parce que Sagata jógu fi te man tamit jóguma fi te man Sagata laa dëkk fi laa juddoo fi laa yaroo fi laa màgge fi la sama kër nekk te fi laa ñaan yàlla sama njaboot dëkk fi kon jàpp naa ni lépp lu defar Sagata rek sama wàll nga ci war naa ci marqué sama empreinte fii maa ngi nekk Modou Fall daal xamal ni moom lépp lu développé Sagata sama loxo nga ci biir tey laa gën a am ambition tey laa gën a taxaw tey laa gën a xeex li ma doon xeex pour Sagata développé. ah bon yaakaar naa loolu leer na tey gis nañ ne élection yi ñu génn benn engagement boo ci amoon détermination boo xam ne ñëpp kenn weranteetu ko gis nañ ko bu baax a baax léegi ñu doon bëggoon noonu laaj ba xam yaa ngi tenir engagement yooyu noonu si yeneen élection yi ñëw ba léegi. waaw incha allah rabbi bu nu fi yàlla bàyyee ñu fekke ko tal ko incha allah rabbi bu nu ci eggaatee Modou Gueye Fall candidat lay nekkal engagement yooyu tey laa ko gën a tenir tey laa gën a am ambition parce que li ma la wax léegi rek ambition yi ma amoon jógu fi ambition yi ma amoon mooy lu développé Sagata ak lu dimbali askan wi ak lu jàppale nit ñi man loolu mooy sama yéene mooy sama ambition te loolu li fii nit ñaa ngi fi li fii commune Sagata ngi fi incha allah rabbi ambition yooyu dama koy am waaw boo gisee engagement yi mu amoon ci élection yi nag yooyu du élection yi Modou Fall la man ma bindoo noonu lépp lu ma nekk dama ciy dem ba jeex amuma demi mesure loo mas a gis ma nekk ci rek xamal ni du ma ci am demi mesure dama ciy dem ba jeex noonu la ma yàlla bindee ko man waaw suñu doon xëccoo ab yoo wala lu gën a loo yaakaar moo gën a tuuti man dama koy jàppee or ba keroog ma di ko am mbaa ma di ko ñàkk noonu la ma yàlla bindee. waaw ñoo gis nañ ko bu baax ci sa détermination question bi réponse bi leer na naa ñu léegi nag ñu doon laaj aussi est-ce que am nga ay projet pour Sagata parce que dañoo gis ne politiciens yi pour Sagata jeunesse bi ñoom lenn rek lañ leen bëgg di jàppee à chaque fois di leen ci manipuler mooy que ne tege leen ay coupe nawetaan ou bien di leen proposer ay yoo xam ne duñ ko gis léegi ñu bëggoon xam Modou Gueye Fall bi ñu xam est-ce que moom engagé wu na ay projet pour jeunesse su dëkk bi ñu mën cee gis seen bopp. waaw ci maanaam projet yoo xam te ne projet yu individuel wala. projet collectif yu concerne jeunesse bi daal maanaam dégg nee naa la politiciens yi d'une manière générale. ñoom dañoo bëgg a jàppee jeunesse si dëkk bi. comme daal lenn lañ leen defal tegal leen ay coupe nawetaan yoo xam ne peut-être sax mën naa wañ am finition. dañ koy dégg nii rek bu jàllee jàll na léegi ñu bëggoon xam ba xam ay projets yu concret comme yeneen politiciens yi koy defee si yeneen dëkk yi. ba xam monsieur Modou Gueye Fall am na projet yoo xam ne mi ngi si boppam wala boog mu ci dox pour jëmale ko si jeunesse su dëkkam. waaw man ay projet yi ma am ci Sagata dafa bari
pas rek ci jeunesse bi mais ci Sagata d'une manière générale ci commune Sagata pour te dire d'une manière générale su ma nee commune Sagata nag jeunesse baa ngi ci biir jigéen ñaa ngi ci biir femme yaa ngi ci biir ñëpp ngi ci biir daal yaa ngi dégg projet yi ma am nag dafa bari parce que umpale woon ni man bitim réew laa nekkoon te yàlla dogal na ma amoon fa ay relation yu bare d'ailleurs li ma gënoon a motiver ci xëccoo nekk maire Sagata loolu bokkoon na ci parce que dama amoon ay partenaires yoo xamante ne si ne taxawoon nañ pare woon nañ pour su Modou Gueye Fall nekkee maire Sagata ñu ñëw jàppale ko ci wàllu santé ak ci wàllu éducation ak ci wàllu environnement yooyu yëpp di ay partenaires yoo xam si taxawoon mais tamit am nañ ay projet ci Sagata parce que dama gis ni Sagata dafa taxaw wala dafa deltu ginnaaw ci lu bare parce que booy xool communes yoo xamante ne si ne ñoo ñu wër wala yi ñu bokkal département bi booy xool Sagata bokk na ci communes yi gën a taxaw wala yi gën a tardé par rapport ngay xool Darou Mousty wala nga xool Kébémer wala nga xool Géoul wala nga xool Colom ba ci Kaneen communes yooyu sax fi ñoo gën a développé commune Sagata loolu nag métti woon na ma de telle sorte que bokkoon na ci li ma waroon a xeex pour Sagata dem ba weesu foofu parce que lu nu mën a wax Sagata c'est un chef-lieu d'arrondissement Sagata bu ñu ko tëkkale ak ay communes yu ndaw yoo xamante ne si ne ay communes simple la Sagata c'est un chef-lieu d'arrondissement commune bu mag la kon Sagata war na passé fii bu yàgg ñun amoon nañ ay projet ci santé parce que dama jàpp ni Sagata war na weesu fu mu amee poste de santé centre de santé la war a am parce que Sagata booy xool presque booy xool li poste de santé bi ëmb ëpp na 30 000 habitants kon te loi bi dafa wax ne 30 000 habitants fu mu nekk war nañu am centre de santé kon Sagata jaar na mu am centre de santé loolu bokkoon na ci suñu projet. éducation tamit booy xool Sagata rek moom ngay gis commune d'arrondissement boo xamante ni si double flux daf fi am ñii di jàng ñii di xaar. loolu tamit amul lycée moderne daal. waaw maanaam primaire laa bëgg a wax sax. ok primaire double flux dafa am ci école primaire bi école ñii di jàng ñii di xaar. loolu aussi tamit dafa nekk loo xamante ne si ne baaxul ci dëkk parce que dëkk boo ko bëggee tabax da ngay fexe ba ndaw ñi jàng parce que imagine li gën a metti ci àdduna mooy xale bi am 7 ans toll ci war a dal te dal kooku am na tardement boo xam si ne du ko rattrapé mukk kon loolu dafa nekk ay priorité yoo xamante ne si ne compétence transfert la commune moo ko war a def Sagata moom mooy chef-lieu d'arrondissement boo xam ne bu ma xam fi mu toll nii bu amul lycée te loolu mën nañ cee dellu siwaat li ko xañ yu bari yoo xamante ni si moo tax Sagata ba léegi nii amul lycée. nga jàpp ne moo ñu ko xañ yow. waaw li tax ñu xañ ko li ñu ko xañ yaakaar naa ni lu yomb la ay témoins bari nañ ci parce que lycée compétence transfert bu conseil départemental ñëwoon nañ fi le président conseil départemental Modou Diagne Fada ñëwoon na fi pour bëgg fee def lycée. bu bëggoon def pose première pierre bi pour tabax ci def fi lycée mais le maire actuel moom moo ko waxoon ne ko léegi mu bàyyi parce que président daf ñuy may lycée kon bu ñu ko ñàkkee le maire actuel moom moo ñu ko xaj d'ailleurs budget conseil départemental bu 2022 bi sax bokk na ci lycée bu Sagata kon ñu xam ni li ñu ko xañoon mooy le maire actuel moom moo ñu xañoon lycée boobu parce que le président conseil départemental bi mu ñëwee fi bëgg def pose première pierre boobu moom moo ko gàllankoor parce que moom moo war a attribuer terrain. d'accord sa réponse lu mu si dégg nga ne amoon nga ay partenaires yoo xam ne pare nañu pour jàppale la soo nekkoon maire mais ñoom soo nekkee maire rek lañu pare ou bien ni nga ñàkkee nekk maire nii est-ce que mënuñu la jàppale comme ni nga ko bëggee ñu pour nga réaliser certains projets si dëkk bi. waaw mais xam nga man xam nga commune dafa am kilifa. ndax commune ki ko yilif mooy maire mooy le premier magistrat de la ville tey su ma indi woon samay projet su ko neexul du fi dugg il faut mu am autorisation ak avalam pour ñu mën fi indi benn projet war ñu def kenn mun fi def dara. mais yow jàpp nga ne boo indi say projet doo am autorisation daal. non projet yi nekkul ne da nga koy indi ba noppi di soog wut autorisation da ngay am autorisation avant projet yi di fi dugg. waaw je veux dire jàpp nga ne autorisation mun nga ko am munoo ko am ba pare. non jàpp naa ne mënuma ko am parce que lu tax mooy man ak moom amuñu ay relation amuñu benn relation man ak moom d'ailleurs nit la koo xamante ne si amuñu benn problème nag man ak moom xamuñu benn xaar mais yàlla mosuñu seq benn problème mais amuñu relation
am ñu relation te it jàpp ma ne dinaa dem ci moom di ko demander quoi que ce soit. ah d'accord maanaam jàpp nañ ne daal yow yaa mënut a dem solliciter ko pour que. non 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 demewul noonu du man maa mënta dem la parce que li tax ma jàpp ni mënuñu am relation mooy élection locale yi bi mu jàllee moom moo gañ ci jour élection yi ci guddi woo naa ko téléphone jëluma ma envoyé ko message jël ma ma xëyaat suba woo ko téléphone jëluma kon ça veut dire que ni bëggut a wax ak man bëggul tamit am relation ak man alors man nag ma téye sama bopp aussi. d'ailleurs projet yooyu ba léegi mi ngi en stand by maa ngi jéem a xool naka laay def ba xool commune yoo xamante ne si ne peut-être ci jege na Sagata dina ci mën a bénéficier wu pour lu mel ne Kaneen wala feneen ñu xool naka lañu def bu fekkee ñooñu am na ay relation ñu ak ñoom yu baax ñu xool naka lañu koy def ba dugal ko ci arrondissement bi bu fekkee mënul dugg ci Sagata. jàpp naa ne réponse yooyu leer na léegi ñun bëggoon nañu xam aussi dañu koy demander lu bari sax pour ñu la koy ñu poser la question boobu ba xam pare nga pour bokk élection yi ñuy jëm yu nekk suñu kanam. législative. waaw. incha allahu rabbi pare na mais nag xam nga man dama bokk ci parti man maay le coordonnateur communal bu Benno Bokk Yaakaar ici à Sagata léegi nag dama bokk ci parti bi mooy décider parce que booy xool département bi ñaari titulaire lañ fi tànn ak ñaari suppléant ci 19 communes ñun nag am nañ taxawaay ci xeexal commune Sagata pour commune Sagata bokk ci candidat yi loolu moom ñu ngi ci xeex ñu ngi ci dox di ci wax waaye nag lu mu ci mën a doon ci parti lañu tënku dañoo am ay kilifa ñoo ñu tënk dinañ ci def suñu kéemtalaay kattan daal ba Sagata gis ci boppam ci élection législative yi ñu jot. pare ngeen pour engagé wu daal si élection yi ñu jëm. dañuy engagé wu incha allahu rabbi waaw dañuy engagé wu quant à dañuy nekk candidat ak du nekk candidat loolu moom parti bi moo koy décidé mais bëgg nañoo nekk candidat. incha allah yal nañu si yàlla yóbbu jàmm. gis nañ aussi benn communiqué boo doon def si gàmmu Sagata bi. gis nañ ne nga communiqué ba pare sans pour autant nga tudd monsieur le maire et que vous l'avez bien dit c'est le premier magistrat de la ville. léegi ñu doon la laaj. pourquoi parce que wax nga ko léegi sax question ba xam yaa moom da ngeen am ay compte rendu ou bien du genre bëggoon nañ daal nga leeral nañ ci bu baax a baax. waaw man maay vice-président laa ci Bëgg Sagata chargé de la coordination de toutes les activités en même temps jiite commission communication ci gàmmu Sagata. surtout ça. waaw communication bi nga jiite woon sax. waaw moo tax ñu xam naa ñu gën a insister ci question boobu noonu. waaw xam nga ñu bare bari dañuy def erreur foofu ci communiquer gàmmu Sagata muy avant première parce que avant première bu cérémonie officielle la ñuy dem ne naa sant Fadal naa sant Tafa di remercier mais avant première télévision li mu ñu may mooy 3 minutes la ñu may 3 minutes yi on paye 150 000 175 000 la ñu fay 3 minutes 3 minutes bu paree bëggee wax ñëpp bëgg a wax mais ma pour tontu la ci li nga wax rek su ñuy def appel mooy dañuy woote ñan la ñuy woo mooy suñu invité yi ñan la ñuy woo mooy gouvernement bi ñan la ñuy woo mooy ñi nekkul Sagata ak ñi dëkkul Sagata ak ressortissants Sagata mais monsieur le maire il est le premier magistrat de la ville moom mooy woote gàmm gi mais yow naka nga mën a wootee sa kër ba noppi ñu lay woo beneen bi ci topp aussi tamit mooy avant premier bi ñu koy def maire a ngi toog ni ma la ko mën a waxee mooy bi may organiser avant première woo nañ ko téléphone wax ko ne ko am CDD bi dañ koy def mu yabal adjoint avant première bi dañ koy def mu yabal adjoint bi mu ñëwee dafa toog jël kàddu ci turu maire bu ngeen seetaane avant première bi monsieur le maire Pape Sall woote na ci turu maire ci turu El Hadj Amar loolu la woote mais nit ki nan lay wootee xew ci biir këram ba noppi ñu koy woowaat ci biir këram est-ce que loolu c'est logique. ñun daal kon daal mën nañoo jàpp ne. moom moo doon woote gàmm. moom moo doon woote gàmm et que yow si sa fonction daal nga jaaree def sa communiqué sans pourtant nga prononcer non. waaw maanaam communiqué xam nga maanaam bu ñuy woote man bi may woote ñi ñuy woo ñi mooy suñu invité yi parce que wàllu moom boo seetloo dafa woo maire yi nekk ci département bi ak maire yi nekk ci région bi ak administration bi moom moo leen invité boo déglu discours Pape Sall kàddoom bi muy woote kon moom moo invité administration bi
waaw mais nit ki nan lay nekk ci biir këram di invité ba noppi ñu koy invité xam nga loolu ñu bëree bëri dañ koy wax parce que dañ naan waa Modou Fall adversaire am na bëgg ko tudd wala nangu ko tudd wala naru ko tudd non demul noonu dañuy woote gàmmu Sagata moom Sagata lu fi waay di def moom nga koy defal lu fi waay di woote moom nga koy wooteel moom moo jiite Sagata moom moo jiite lépp bu ko neexoon gàmm gi doom comme moom mooy invité gàmm gi mënul di invité gàmm gi ñu koy invité ci gàmm gi wala dañoo bëgg Modou Fall moom da ko war a tudd rek. waaw c'est parce que dañuy gis ne sa adversaire la woon et que ñu bëri ñu ngi wax naan. yow ak moom vous avez fait la paix devant tout le monde ci public bi. mais ñu xool ba xam paix boobu ci public bi la yem ou bien dafa continuer xam nga question boobu mën a posé woon ci loolu lañ ci bëggoon xam. mais aussi bëggoon nañu aussi nga leeral ñu ci loolu. ba xam paix bi ngeen defee ak moom nuyoo ngeen publiquement ñëpp gis ko ñëpp apprécier ko muy geste boo xam ne bu noble la ñu gis ne geste bi ngeen def ça montre que ne Sagata benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar vous êtes tous. waaw ay doomi Sagata xam nga boo nee paix day mel ni guerre dafa amoon. wala problème dafa amoon. loolu la nag loolu la population bi xam nga man ak El Hadj Amar Lo amuñu benn problème jàmm la ñu seq démb jàmm la ñu seq tey te jàmm rek la ñu seq parce que suñu diggante dara mënu cee xew bu dee ci relation yu personnel amul benn problème bu mas a am mu amuñu mosuñu seq dara mosuma wax lu ñaaw mosuma ko wax lu ñaaw politique moo ñu boole woon. man nag bokkuñu camp man ak moom dafa far fii ma far fale yaa ngi dégg man damay continuer di opposer damay continuer di politique moom it day continuer di politique di gouverner nekk maire man damay continuer di opposer kon loolu rek moo dox suñu diggante mais nekkul ni dañu am problème wala non amuñu benn problème seulement tamit amuñu relation man ak moom amuñu relation duñ wootante téléphone duñ dem leen de duñ dikkalante sequñu dara mais nag seq nañ jàmm bu ñu dajee ci jotaay dinañ ko nuyu parce que man même bu ma nuyuwul man dinaa dem nuyu ko parce que sama kilifa la moo ma mag sama nijaay la et puis ay mbokk lan man a moom mbokk lan ñaari yoon mbokk la ci sama papa mbokk la ci sama yaay. waaw dooñu gis aussi ñuy wax ne vous avez des liens parentaux. waaw bëggoon naa aussi nga leeral ñu seen liens parentaux yi. ñoo bokk benn maam man ak maam parce que gaydeel xuja kumba mi maamam ñoom si ne mooy maam papaam moo sama maam ñoo bokk ndey ak baay parce que man sama maam bu jigéen mi ngi tudd Anta Seck xuja kumba moom moo demoon Ngig Fall jur sëñ Mayoro Ndaak mu jur Sayar Anta Seck mu jur sëñ Matar Ndaak mu jur sëñ Ngig mu dab sa mi jamono te woon seexu sëñ Tuubaa la woon Sira xuja kumba mii seen mag aussi tamit moo jur Giri Yàlla mu jur Abdou Jëmb mu jur maam Njaxat mu jur maam Benn Lo mu jur sama yaay kon moom mook sama yaay ñoo bokk benn maam mook sama papa ñoo bokk benn maam su ma dee xool ci côté sama mag la ma xool benn côté sama nijaay lay doon kon ay mbokk yu wóor la na man ak moom. kon daal vous avez des liens parentaux yoo xam ne yu dëgër la waaw maanaam nit ñi daal ñoo réeri mbir mais yéen seen biir xamante ngeen bu baax xam na li nu bokk xam na li nu bokk xam naa li nu bokk relation yooyu tamit ñu ngi ko téye kenn ku nekk xam na ni dafay ñëw ci kër gi di seet si paa bi di ñëw di seet si mère bi parce que ay mbokkam la ay kilifaam la waaw. mais yow gisoo ne vu que ne seen liens parentaux yooyu nga wax gisoo ne yéen yaa moom waru ngeen am ay relation parce que c'est une question boo xam ne ñu ko doon signalé à maintes reprises pour ñu poser la question boobu. parce que relation dafa am ñaar dafa am relation professionnelle ak relation yoo xam familiale la tey par exemple am nañ ay relation ci famille mooy bokk nañ famille maanaam bokk nañ ay maam mais ci wàllu politique amuñu ci ay relation ci wàllu àdduna aussi tamit amuñu ci ay relation amuñu ay relation yoo xamante ne si dañuy dem leen wala ñu dikk leen wala ñuy wootante téléphone ak yooyu non non sequnu lool waaw instant bi daal li ñu seq mooy politique ñoo bokk géewu politique yi ñoo ngi ci biir duñu ko may dara. daal da ngeen si dem ba. dañuy dem ba jeex rek ñun moom duñu ko may dara. ah d'accord léegi jàpp naa ne question boobu tamit leer na naa ñu mais bëggoon nañu xam aussi est-ce que pare nga pour liggéey ak maire. ci maanaam man maire naka la ñuy war a mën a liggéey man ak moom. cadre politique parce que politique dafa nekk loo xam ne dafa xaw a doy waar. vu que ne bis bu la tànnaloon laa mais est-ce que da nga wuy si boobu loo ñu bëgg wax. non parce que su ma ko doon wuy ji kon du ma nekk adversaire kon ma dem ànd jeeg moom bu yàgg yàlla nag moom xam nga politique kenn du wax jamais politique kenn du wax ni naa nga mënta nekk yàlla mën naa dogal ban ma sa ànd parce que présidentielle bi passé ñoo àndoon
bokk ñoon parti mais boobu ñoo bokkoon àndoon doon soutenir la coalition Idy ànd di campagne ànd def lépp ñu ànd ba noppi dara ràññaaw mais nag Kanta dem ànd ak moom ci parti wala yooyu non. pour intérêt dëkk bi je parle bi. non man intérêt bi yaakaar naa nekkul ci kay def. pourquoi pas parce que ñun de gis nañ ne carrément moom de il voulait faire savoir aux gens que ne moom bëgg naa avancer dëkk bi ci kanam et que ñu ngi gis ne aussi mu ngi ci dox. xëy na nit bu ku xamul moom xam nga dafa neex a gëlëmal mais sagata ñi am xel di am xalaat xam na ni Gaydel mënul yóbbu sagata fenn et puis tardel na sagata parce que yor na sagata 7 ans yaakaar naa ni soo ci génnee ñaari mur de clôture yi ñu def benn daral ak benn stade ak li mu fi jot ci xaalis nga xam ne du yóbbu sagata fenn mais ñu reconnaître ko aussi am na ñu fi jàll ñoo xam ne aussi defuñu ko moom au moins. ñëw na jàll ci maanaam. ay maire yu fi jóge yoo xam ne président communauté rurale. président communauté rurale. yoo xam ne mais ñoo ko bilan. mais réalisé wuñu fi dara comme. non bu ko waxati. non comme moom non maa ngi koy suivre bu baax comme ni mu réalisé nii xam nga ñëw na aussi réalisé ci cadre jeunesse bi au moins moom defal na leen. ab mur de clôture. non ni nga ko woowee stade rek. parce que yaakaar naa pareegul quoi mi ngi si ay. waaw pareegul chantier ba léegi. xam nga mur bi ñaata leen coûté. non je ne suis pas informé. 20 millions leen coûté mur de clôture. mais gis nga président communauté rurale yi fi jaar ñoo mën Gaydel téeméeri junni li am ci bilan Gaydel am ko tey par exemple mën na la jox Sangoné Sall ñu fi jaar yàggul moo fi mujj Sangoné dafa na 13 salles de classe. yéen xam ne éducation ban importance la am ci dëkk commune bi. ci commune bi 13 salles de classe. yóbbu na fi courant ci ay dëkk. ay addition d'eau bi mu fi jógee presque dëkk yëpp am na ndox dëkk yi mu fi bàyyi woon amuñu ndox ba léegi Gaydel yóbbu fa ndox Gaydel bi mu toogee fii ba léegi amul benn dëkk bi gën a tuuti ci commune Sagata boo xam yóbbu na fa courant du ngeen teg baaraam ne fii yóbbu na fa courant Sagata rek ngay gis chef-lieu d'arrondissement ci biir dëkk bi dëkk kër yomul courant extension bi périphérie ñi sànc amuñu courant. parce que man bu ngeen dee wax naan Gaydel dafa am bilan mais man daf may jaaxal lan la def bilan koo xamante ni si ne yow par exemple chaque année état minimum dina dugal lu mat 50 millions ci dëkk bi diggante fonds de dotation fonds de concours li fi Senelec di dugal di gendarmerie di dugal patente yi li ñu dugal mooy fonds propres yi nga xam ne néew 70 millions 80 millions dana dugg ci par année ci ñu ko injecté Sagata te mënoo am noo teg loxo nga yor ko pendant 7 ans 7 ans par 70 millions ñaata la 7 ans. 70 presque 500 millions. 490 millions. 490 millions. 490 millions yoo xam si dugal na ko fii yéen Sagata yéen est-ce que lii leen Gaydel def fii mën ngeen ci génne 490 millions. est-ce que ñun noonu lañ ko comprendre aussi. nu ngeen ko bëgg a comprendre rek. non comprendre ñu ko noonu je veux dire. parce que gis nga sama gars yi dañuy dundee Sagata mais dundaluñ Sagata. gaa yi nga gis fii ñoom ñëpp équipe municipale bi nga gis dañuy dundee Sagata mais dundaluñ Sagata parce que benn mooy liggéeyaluñ Sagata parce que li ñuy jot ci xaalis ak li ñu fi dugg ci xaalis ak budget yi ñoo ngi ko suivre mais li fi dugg ci xaalis li ci ëpp budget de ci seen bopp lay delluwaat li ëpp ci li dugg mën naa ne 500 millions yi ci 700 yi 300 millions yi wala 350 millions ci ñoom la duggaat ci seen bopp ñoom ci seen fonctionnement. li ci des parce que boo doon xool li investir saa waay na waxante rek li fi nekk mais gis nañ ko ñun ñëpp am nañu bët Sagata leen dëkk fi leen juddoo ñu ngi xëy di yeewu di gis li fi xam lu fi yokk xam nañ ko lu fi manqué xam nañ ko kon li fi yokk buñ ci bëggoon a génnee 100 millions fooy jaar ba layal ko. daal suñu déggee si sa wax daal maanaam jëmeelul dëkk bi kanam daal. non jëmul nga day tardel dëkk bi dañuy tardel dëkk bi parce que benn mooy yow imagineel tey yow Sagata yow dëkk boo xamante ne si ne maire boo xamante ne si ne weekend lay ñëw te du ñëw chaque mois benn lu ci ñëw day jàpp benn jeudi mu ñëw fi wala ab vendredi mu ñëw fi def fi weekend daal di ñibbiwaat. est-ce que jàppul ñu ne dafa amul jot rek. ah mais ñun ñu koy fay weer jox ko suñu commune chaque fin du mois ñu jox ko 300 000 francs jox ko oto jox ko carburant di ko jox ay indemnité. non mu ne amul jot. non waxuma yow ma jot ci point boobu côté boobu. waaw maanaam il voulait faire
fonctionner les choses à ce que moom mu nekk. mu nekk Dakar la fonctionner Dakar parce que d'après tout Dakar moo yor lépp de. non Dakar yor lépp. non Dakar li ñu mën a lijjanti lu bëri foofu la ñu ko mën a lijjanti. non waaw léegi kon léegi mu ana léegi lu mu lijjanti ci 7 ans yi comme 7 ans yi ñu ngi ko tëdd Dakar nii wut sagat. mais am na bilan ma. ana bilan après bilan bi am na bilan. est-ce que man waa limal bilan bi yow. présenté na ko si élection yi ñu génn. yow dégg nga bilan bi. man moom je ne suis pas informé à ça parce que man je ne fais pas la politique. ah man daal leen laa la xamal man daal gis nga sagat gi léegi ma yàgg fi. man dootuma gone sagat laa juddoo yaraf te ëppal naa 40 ans waaye bi mu fi toogee léegi li fi yokk bëriwul la. yéen seen koñ lu ko yokk loo fa mën a teg loxo. suñ koñ. côté bi mu dëkk je peux dire que stade la fa de stade bi mi ngi fa. waaw yéen la defal stade non mur bi ngay wax rek. stade reconnaître ko waaye stade la. et aussi mi ngi fay defar daral aussi. gis nga construction mur daral waaw. mur laa ñaari mille de clôture daal am na ko bilan ci 7 ans yi. et que tamit mi ngi répandre électricité bi côté boobu noonu parce que foofu yëpp amul ay poto lampe de. extension. ah ay bismillah loolu de moom ni ko xaar waaye damaa jàpp ni lampe yoo nga fa gis ñu tàkk. defu ko fa de. poto yu weex yi ngay gis ci dëkk bi. du moom de. poto yu weex yi ngay gis ci dëkk bi c'est l'état mais moom lañ ko mën a tuddee. parce que non bu leen ko tuddee nag bu ngeen ko tuddee da ngeen jóg parce que fi toll nii man xam naa ko dafa bëgg waa góor te dafa bëgg maa fi def naa nga. bu ngeen waxee loolu te mu ne waaw maa fi def poto yi maa fi def poto yi indiwu ko fi. en parlant de l'électricité sax. gis nañ ne si campagne yi ñu doon def gis nañ ne nga proposé woon certaines localités ay villages ne da nga leen répandre indil foofu courant. ñu doon dëkk bi nag doon wax ne da nga ko doon politiquer ou bien que c'était réel. waaw man li ma waxoon ci campagne bi dafa leer dama noonu xel kompal dinaa fa yóbbu courant. su ma gañee yeneen village yi des ci Sagata yëpp 73 villages yëpp di leen fa yóbbu courant. xel kompal poto yi dem na. te incha allahu rabbi dina taal courant. depuis boobu ba léegi am na courant bi dama ko fa de n'est-ce pas. non poto yi dem na. poto yi ñoo dem. waaw poto yi ba léegi ñu ngi fa. poto yi ba léegi ñu ngi fa. mais cela veut dire que yaa ngi tenir si. ñoo ngi déggante gars yi à chaque fois parce que ñu bare bari dañoo xamul dañuy naan voilà affaire bi dañ ko doon politiquer du tàkk nangam nangam courant bi ñu ko yóbbu nekkul woon ne xel comme rek lañ ko yóbbu dafa am ay village ci département bi yoo xam si dañu leen war a électrifier. ñu man maa ñaanoon pour ñu boole ci xel comme léegi nag gars yi tàmbali na ñu ngi liggéey egseegul nag Sagata suñu egsee Sagata dinañ jël courant bi yóbbu ko xel comme incha allah daal dana incha allah rabbi dinañ ko taal. waaw ñu jàpp ne aussi si parti politique bi nga bokk. Benno Bokk Yaakaar. yéen nekk au pouvoir. ñu gis ne aussi Benno Bokk Yaakaar fii si dëkk bi. maanaam amuñu fi entente daal je veux dire tane na sax si élection yi ñu génnee parce que yaa ngi ko doon doxal. mais ñu ne pourquoi pas fii ñu doon poser question pourquoi pas fii Benno Bokk Yaakaar ñu ànd mun ñoo ànd nekk benn. waaw xam nga loolu moom lu personnel la parce que nit ki moom élection locale moo yàgg tëdd noonu élection locale day élection yoo xamante ne si ne yàggaa gis parti yëpp dangay gis kenn ku ne candidat yi dañu bari kenn ku ne xëcc jëm fenn. même avant local ah. waaw moom mais xam nga avant local ci la tendance yi tàmbali. dañ koy wax ñaan problème mu njiit ngeen am. waaw déggoo ma ne la élection avant local ci la tendance yi commencé élection locale bu jub see rek da ngay gis tendance yi commencé kenn ku nekk parce que mbër yi dañuy bari kenn ku ne ngay gis boppam kenn ku nekk bëgg a dem nekk candidat mais loolu waaye mën a wax Benno Bokk Yaakaar ñu ngi téye unité bi ba léegi parce que élection locale yi passé wane na ko ndax élection locale yi ñi nga xamante ne ñooy responsable dëgg te am base politique ñëpp ñu ngi woon autour de l'essentiel ñëpp ñu ngi woon sama ginnaaw ànd ak man te yaakaar naa loolu feeñ na ci résultat yi parce que booy xool 2019 élection présidentielle yi Benno Bokk Yaakaar 1000 voix la am 1000 et te élection locale tey booy xool Benno Bokk Yaakaar am na fi 1630 voix kon xam nga ni amélioration am na. yokk am na waaw. amélioré na 600 et quelques voix. 600 et quelques voix loolu lay wane ne unité bi. waaw day wane unité bi tey wane tamit jàmbaaru gaay yi. jàppoon ne des na ba léegi. des na ba léegi parce que incha allah rabbi li ñu bëgg mooy Benno Bokk Yaakaar téye dëkk bi. mais est-ce que yéen a ngi ci travailler bu baax. parce que dañuy gis ne à chaque fois ku nekk ci yéen day bëgg a jiite à chaque fois doo leen mën a am unité. non foofu weesu noonu ko léegi. foofu weesu noonu ko Benno Bokk Yaakaar Sagata instant bi benn kilifa la muy Modou Gueye Fall mooy coordonnateur bi ba keroog yàlla di ko jeexal. est-ce que ñëpp nangul nañ ko aussi. l'unanimité mu amul fenn ci àdduna. ñëpp nangu na leen bokk je veux dire. waaw mën naa la 90% yi nangu nañ.
ay quelques personnes ñoo ko nangul te ñooñu wane nañ seen bopp ci élection locale dem na am na ñoo xam dem nañ seen bopp ci élection locale gis nañ seen résultat. mën nañoo jàpp ne fii si Sagata yaa nekk au tête. waaw loolu la yàlla dogal. loolu la yàlla dogal amaguma adversaire. fii si Sagata. waaw amaguma benn temps. à part le maire. waaw à part maire daal man daal benn adversaire laa am muy maire. moom nga jëm ni moom rek nga jàppee adversaire si dëkk bi daal. Sagata. non jàppee moo ko adversaire am naa yeneen adversaire mu ji Abdou Khadre si sama adversaire la ak ñeneen ñi nga xam si ne nekk nañ ay ci kii ku mel ne Ibrahima Dieng Bougane sama adversaire la. Ibrahima Dieng Bougane. ah gëm sa bopp. gëm sa bopp. Abdou Khadre si sa Yewwi Askan Wi Amar Lo ARD wala Wallu ñooñu ñooy sama adversaire. kon daal gis nañ ne élection yi def ngeen ko ci jàmm jàll na ci jàmm aussi reconnaître ngeen ne le maire moom moo nekk à la tête. waaw reconnaître nañ ko bu baax a baax l'essentiel mooy def nañ ko jàmm parce que Sagata rek moo ci gañe Sagata ñoo tànn seen choix ñoo def seen choix def nañ seen choix ci Amar Lo léegi li ci des mooy li ci des dem liggéey dem continuer léegi nag ñu bàyyi ko waa Sagata mu xool ba xam dina am ay résultats wala du am ay résultats Sagata daal ñuy jugé. c'est à nous de juger. La population waaw di jugé. d'accord ñu am mbégte ak contentement encore di la dalal si suñu émission jotaayu dëkk bi di la remercier bu baax a baax si temps bi ñu accordé et tout ñu lay bàyyi nga def si tes derniers mots. waaw dernier mot d'abord mooy sant leen yéen waa Sagata TV yéen waa jeunesse bi ci seen taxawaay ak dëkk bi ñor bu mu leen ñor parce que lii tamit vraiment day wane ne dëkk bi ñor na leen ba tax ngeen di ci dox di ci wax di ci gëstu aussi tamit di profité di sant waa commune Sagata yëpp ci échéances yi ñu passé ci taxawaay bi ñu am ci Modou Gueye Fall di leen ci sant di leen ci gërëm ñu ñëpp nag bàyyiwuñu kenn ñu jàppale ak ñu jàppalewul ñëpp ñoo ngi leen di sant bu baax di leen wax ne ñun benn itte rek la ñoom mooy ñu yërëm nit ñi ñu jàppale nit ñi ak ñu développé commune bi loolu mooy suñu itte su ngeen ñu gisee ci loolu la ñu nekk su ngeen ñu gisul ci loolu la ñu nekk ñu jëmale Sagata ca kanam rek mooy suñu intérêt te mooy suñu bëgg-bëgg ci loolu la ñu dox ñoo ngi leen sant di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf ñu ngi lay remercier waat bu baax a baax di remercier aussi ñi suñu naataangoo ñu àndal ci émission bi su mel ne Cheikh Ahmed Fadal Fallou Bob Moustapha Diop Serigne Abdoulaye Sarr di leen jox di daje ci yeneen émission jërë ngeen jëf.